Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Mbokk yi ñu ngi tok tay ak Malick Sène di cadre Sonatel di responsable bu rewmi bu Njagañaaw ñu wara waxtane tay ci département wala commune wala bërëb bu mu nek jité ko muy Njagañaaw ginaaw bi nga xamantene yalla def na mu togal fa parti rewmi lan la fa jot liggéey ak tamit yan mebet la am ci wa Njagañaaw Malick Sène nuyoo la xawa Xamle TV. Assalamualaikum wa Xamle TV maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñëpp ak vraiment seen équipe bi yëpp di si jiitu nuyoo bi Jibi Sow ci lépp loo xamante ne vraiment émission ba ñëwee ba toog tey moom moo tax moom moo ko piloté yëpp ci li mu leen mën a waxee. jërëjëf Malick yaa ngi toog Njagañaaw commune la wala département la encore yan mébét nga am ngir def foofu ci Njagañaaw béréb bi nga xamante ne tey toog nga fa. waaw Njagañaaw commune la. Commune la bi nga xamante ne ça compte 34 c'était 34 villages. Plus village bu bees bu ñuy defaral pël yi dëkk ci ginnaaw suusum foofu. mu nekk léegi 35 villages. 35 villages. Voilà donc foofu moom. village yi boo xam ne village bi boo xamante ne la quasi totalité. ay séeréer lañu. mais ci biir am na ay olof. aussi ay kii tukulóor. mais ñooñu c'est des minorités ni ma la ko mën a waxee quoi. waaw mais li ci ëpp daal. ay séeréer lañu. ay séeréer lañu. Malick d'abord balaa ñuy ñëw ci Njagañaaw ci boppam kan mooy Malick Sène. Malick Sène kii la moo nit la. benn séeréer la. benn séeréer la waaw benn séeréer la. bu jàngee Njaaraw. Ndengaleer laa dëkk Njaaraw laa defee école primaire. jóge foofu dem kii dem Saint-Bargny. bi ma jógee Saint-Bargny ñëw lycée Abdoulaye Sadji. bi ma jógee lycée Abdoulaye Sadji après dem. Sénégal Japon. Sénégal Japon boobu nag foofu laa amee ay jaase yi nga xamante ne. loolu moom mu préparé tey. tey nga nekk li nga nekk. gannaaw boobu dugg nga tey yaa ngi nekk bokk ci cadre Sonatel ban liggéey ngay def ci Sonatel foofu nga nekk ak tamit lan ngay wax askan wi ba ñu xam kan mooy Malick Sène ak lan la liggéey réew. très bien waaw loolu moom comme ni ma la wax rek man moom foofu moom. tontu ba kii question bu ma neex. Sonatel. Premièrement maa ngi foofu tey ci liggéey lépp loo xamante ne. moom mooy jagleel lu ñuy wax internet. pilotage bi. maanaam abonnement internet. piloté ko bo client bi mën cee jot di ci connecté sérieusement. waaw loolu moo si suma liggéey. donc askan wi bu ñu amul connexion ci wàllu internet mun nañu wax ak yow. bu baax waaw loolu moom képp koo xamante ne daal internet dafa am problème. soo ma woowee plus rapide possible. après am nañu équipe boo xamante ne dañ koy envoyé foofu. d'accord dina ñëw uniquement waxtaan ci wàllu Sonatel. mais dañ doon brosse foofu léegi Malick Sène nekk cadre. nekk tamit homme politique. noo boolee ñaar yooyu. bon loolu presque mën naa la ne lu ci bëri ci politiciens ya tey boo génne woon loolu tey. yor sa fonction naturellement. mais encore lancé dans la vie politique. en étant acteur politique. loolu ñu bëri vraiment boo ko bëggoon dégg ci politiciens yi tey moom di nga ci kii mais loolu yëpp li ci gën a am solo mooy lépp loo xamante ne maa ngi koy def. di ko def ci kii bi ci liggéey Sonatel toujours heure bu mu war a liggéey Sonatel dañ koy jox akam ba mu mat sëkk. politique bi aussi heure bu mu ko waree jox akam aussi dem ciy dem lu jeex. waaw ba tax na tey résultat yi ma am Sonatel tey
yooyu en même temps mën naa la ne dañoo jumelé ak résultats yi nga xamante ne moom la am ci politique bi. résultats yëpp tey bu ci nekk rek wuyu na borom tey Malick Sène sa liggéey ci wàllu maanaam sa yëngu-yëngu ci politique ndax yàqalu la dara ci sa fonction. déedéet. par rapport sax daf ma ci gën a yokk. ndax lu tax ma nee la daf ma ci gën a yokk. mën naa la ne am na ñu bëri ñoo xamante ne. ci politique lañ ma njëkk a xamee avant Sonatel. ah bon am na ci ñoo xamante ne ci Sonatel lañ ma xamee. ma ñu rejoindre ma ci politique. waaw ñaar yooyu def ci am. ñaar yëpp am na. voilà. Malick ginnaaw ñaar yooyu xamee nañ la ñaar yëpp muy li nga yëngu ci Sonatel ak li nga yëngu ci wàllu politique. ginnaaw boobu politique bi lu mu la xañu la dara ci wàllu sa liggéey walla sa liggéey xañu la dara ci wàllu politique boobu ngay yëngu maanaam ci sa gox. non peut-être. fépp mën naa la ne xañuma ci lenn. fenn rek laa mën a xam. mën a ne am na fi ma xaw a xañ tuuti. mooy vie familiale. oh vie familiale vie familiale bi daal. foofu la ma xaw a kii parce que rarement. ma gisan su may doom parfois damay ñëw. fekk ñu ngi jàngi mën nañu toog une semaine boo xamante ne sax. duñ ma gis directement. ndeysaan. voilà en ce qui concerne encore madame aussi. bon la même chose presque. loolu yëpp ci bëgg sa réew. voilà presque mi ma war a toog ak moom. parfois day xaw a kii parce que temps bi moo ñuy manqué yaa ngi bëgg a dugg fii bëgg a dugg fële. les deux à la fois. foofu daal la ma xaw a kii tuuti quoi mais lu ci des moom. wax dëgg yàlla yàqal ma dara. daf may par rapport sax daf may gën a yokk quoi. ginnaaw boobu sa commune Ndiaganiao tey nga xamante ne yow yaa fay leader ginnaaw biñ la fa tegee tey ana yan jéego nga commencé defagum ak tamit lan nga mébétal su commune ba. très bien loolu baax na foofu commune de Ndiaganiao. comme ni ma la waxee doomi Ndiaganiao yaa ngi lay seetaan. waaw loolu def ma si gën a ñaax aussi. man naa la ne commune Ndiaganiao man bi ma ñëwee. nekk coordonnateur du parti Rewmi au niveau de Ndiaganiao. lu ma mébét yëpp. mooy village bu nekk. am na représentant Rewmi bi nga xamante ni. mu ngi foofu. fexe nga ba loolu yëpp am. encore. foofu ci biir Ndiaganiao foofu. am na foo xamante ne. tey. pour wax la rek luy xew entre. politique bi. ak suma liggéey. boo bëggoon abonnement internet tey. parce que peut-être internet sax bariwul foofu noonu. taxul mu bari noonu. mais tey suma bopp def naa fa loo xamante ne. installé naa ko foofu. mu bokk ci wàllu Sonatel. maanaam comme par exemple piche. sa piche bu réeroon tey. nga bëgg ko récupérer. boo demee foofu ñu récupérer lu ci gën a am ci lu mu gën a gaaw. ñu récupérer la boo bëggee abonnement piche bu bees. encore la même chose. Orange Money la même chose. to jamono. pour nga soxla woon loolu. il faut nga jógee Mbuur. Ndiaganiao bu Mbuur. te Ndiaganiao bu Mbuur boobu. ay kilomètres te kilomètres la. nga doog rejoindre foofu te da ngay passe aller passe retour. voilà mais moins de 1000 francs. foofu boo ñëwee parce que place laa leen ubbil foofu. ubbil nga leen place. ubbil naa leen foofu. pour ñu koy mën a récupérer. très bien ba pare sax. place bi suma maam laa ko tuddee. waaw maam bi nga xamante ne moom moo jur suma papa. moom la ñuy wax Njuma Jileen Seen. voilà boo demee. da nga gis ñu defal la Orange Njuma Jileen Seen. lu tax mi indi Orange. parce que lépp lu ma def suma premier liggéey. Orange la. loolu moo tax du ma fàtti Orange. moo tax ma taf ko ci. après it ni waale si ñi nga xamante ne ñoo ma sàkk. moo doon Orange Njuma Jileen Seen. mais askan wi fay ñëw di récupérer seen puces yi. du doon gratuitement n'est-ce pas. waaw xam nga foofu aussi. du doon gratuitement mais. aussi coût bi moderne la nekk. parce que boo lim koy jëlee Sonatel. lim koy jëlee Sonatel ak lim leen koy jaayee. benn la waaw. loolu yëpp ci jàppale sa gox. ngir tamit gën a bàyyi xel sa gox. kon nee nañu kuy raam di la boot. su amee tànk da lay fab. surtout
kon jërëjëf frère Malick Sène ci taxawaay boobu ak yéene boobu nga am ci sa gox léegi Malick Sène ñu ñëw yow ci actualité politique tey li ci gën a maanaam ràññeeku muy tey sa parti nekkoon na opposition tey yéen a ngi pouvoir ban mébét ak ban yéene ngeen amal réew mi yéene bu ñu am mooy yéene bi nga xamante ne moom la Sénégalais yi wut ci askanam ndax parti réew mi moom demul pouvoir pour dem pouvoir mais dafa dem pouvoir pour fàttaleeku askanam ndax dem pouvoir rek taxul ñun ñu jël suñu bagage fekk si le président Macky Sall mais situation économique bu dal ci peuple sénégalais actuellement au niveau mondial sax laa la mën a wax moom moo tax ki nga xamante ne moom mooy le président Idriss Seck xam exactement population bi rek moo ko ñor loolu moo tax mu xam ne l'économie sénégalaise l'économie sénégalaise mu ngi ci suuf loolu moo tax moom ci boppam ma jël matuwaayam dem jàppale ji président de la république. mu renoncer lépp loo xamante ne moo nekkoon ambition. non du xam nga peuple bu soxla ci réew bi nga nekk population ba nekk ci soxla yow da ngay fàtte sa lépp ci soxla yépp loo mënta yor parce que yow sa mbébét yépp mooy yow da nga sol mbubb bi nga xamante ne pour nan lay def ba sauver suma askan loolu nag bu demee ba ñoom ñu soxla yow da nga war a teew. da nga war a teew lan ngay wax ñi nga xamante ne nee nañu mbiru politique la mbiru baara yegoo la mbiru dil la mbiru leneen la. mooy ñi nga xamante ne loolu mooy ñi nga xamante ne exactement fu ñuy teg seen bët bokkul ak fi nga xamante ne foofu la peuple mën a dem ba am résultat parce que ñooñu boo ko xoolee ñi ci bëri ñeneen ñi premièrement ay politiciens yoo xamante ne ñu ngi ci suuf lañu di wax seeni wax politique am na si ñeneen ñi nga xamante ne suñu sañoon tey échec totalement day am au niveau du travail du président de la République. mais loolu est-ce que seen njariñ la bu président amoon échec réew mi yëpp échec n'est-ce pas. très bien xam nga jeexal nga parce que échec bi nga xamante ne yow leer na la man kii président kii indi na matam kële indi matam ñu boole suñu mat taal suñu taal day dem ci kaw mais su fekkente ne ku nekk da ngay jël say mat teye ka nga ne nag yi na yëf yi boy yëf yi du mos a boy. du mos a boy. léegi lan ngay wax tamit yenn yi activiste lañu yenn ñi waa Y'en a marre lañu ñenn ñaa kenn ku ci ne yaa ngi ŋàññi jëmee ko ci sa njiit loo wax ñooñu. waaw ñooñu xam nga aussi am na benn kii chaîne bi ma ko wax sax mais surtout je parle au niveau de ces Y'en a marre là. xam nga waa Y'en a marre ils sont des jeunes ñoo xamante ne xam nga je nie pas les faits ils ont beaucoup fait pour le peuple sénégalais mais nag day am étape bi nga xamante ne étape defar la am étape boo xamante ne étape seetaan la mais étape bi ñu nekk nii du étape seetaan ñoom ci seen bopp nag j'ai beaucoup de respect envers eux mais nag jumtuwaay bu ma gis ñu am avant et après mbas mi non man xaaruñu woon leen photo yooyu dama yaakaaroon ay ñoo xamante ne askan bi rek wax dëgg yàlla moo leen tax a jóg askan nag bu la taxee jóg bu demee ba nekk ci ay jamono yow aussi da ngay jël sa matuwaay nga fekk ci askan boobu su ma sañoon tey ñi ñëw toog ñëw waxtaan ak kilifa bi ñu xool lu ñuy organiser suñu situation sénégalaise ba paree rek ñun ñu doog def li ñu wax ku nekk ba mën na dem wax lu xool li nga xamante ne daal moo nekk ci xelam. mais ñoom it est-ce que buñ ñëwee bokk ak gars yi duñu dem ba seen crédibilité kii ñu ne ñu compter leen ci pouvoir ici ñoom it dañu war a opposé au réew dafa war a am opposant. déet xam nga ñoom ci li ñuy wax
ils ne sont pas des politiciens. C'est un mouvement activé par des jeunes. D'accord, ces jeunes-là, il ne faut pas aussi être nihiliste. Nihiliste moom baaxul bu demee ba nga xamante ne yow peuple bi moo la tax a jóg parce que 2012 fii la ñu fekk ñun gis nañu liggéey bu rëy buñ ci def. ce que fekk nag ñun bu ñu demee ba nga xamante ne ñu ngi actuellement au niveau 2020 tey mu am lu rëy loo xamante ne dal na ci peuple sénégalais lu ci des mooy ku nekk na su meeku jéem ñu bay wax ji jéem a defar Sénégal. jéem a defar Sénégal léegi ginnaaw loolu actualité internationale gis nañu Guinée la fa xewoon diggante Condé ak Cellou xeex nañu ba pare élection am na moom def na 3e mandat muy Condé mujjee Cellou moo pertaat ay bakkan rot nañ fa deret tuuru na fa te ñoom nangu ñu waxtaan ba léegi ñu gis ca Mali ñoom moom dàq nañ seen i njiit ngir ñàkk toog waxtaan ñu gis ci Côte d'Ivoire ñoom xeex nañu ba ay téeméeri bakkan seen deret tuuru ba pare ñu ngi ni toog ci taabal bi di waxtaan tey diggante Bédié ak Ouattara nooy jàngatee loolu yëpp boole kook ñun ci tension yi ñu toll ñee ngi yuuxu fee ñee ngi yuuxu fii noo koy jàngatee xam nga jeexal nga wax ji gis nga réew dañ koy toog waxtaane loolu moo taxoon dañ koy pencoo voilà la moom dañ koy pencoo mais duñ ko peccoo man moom dégg mu olof mais dégg naa loolu duñ ko paajoo di mes duñ ko paajoo mais dañ koy pencoo xam nga loolu xam nga bi ñu boo fàttalee ko ci ginnaaw tuuti am na lu ñu tuddee woon fii dialogue politique am na ñi ñëw assumer seen responsabilité présenté wu carrément ci dialogue politique am na ñi nga xamante ne peut-être ñoom ci seen bopp bugguñu see feeñ ils font partie de cette dialogue politique dem nañ ce que fekk nag dialogue politique boobu moo jur suñu jàmm tey moom dialogue politique boobu ngay gis noonu moom moo manqué Guinée boobu nga wax moom moo manqué Côte d'Ivoire moom moo manqué Mali bi ngay wax parce que ma jël benn exemple du Guinée laay jël parce que le cas de la Guinée est beaucoup plus important boo xoolee cas Guinée benn problème lañu am problème raciste la waaw ak problème yooyu moo am entre les Peuls et les Chouchous parce que Chouchous yi xam nga Guinée dafa bari ay races y a les Chouchous les Kognans ainsi de suite les Mandeng même y a des Baoulés donc maintenant race yooyu nag yépp pour ñoom foofu moom Pël war a fa nekk président toujours dañuy xeex seen biir Pël war a fa nekk président Pël yi aussi mbokk ne il faut que ñun ñu fexe lépp pour mën a jël présidence xam nga loolu bu amee ci réew loolu moom pecc ko lay doon c'est que dialogue politique amu fa mais ba ak fekkoonte ne loolu yëpp problème yooyu remplacé nañ ko ak dialogue politique ba boobaa tey du ñu basculer ci problème yooyu ba ay nit yu bëri yooyu décédé ci. loolu waa Guinée. waa Côte d'Ivoire ñun xam nañu exactement fu mu jógee. to am na foo xamante ne peut-être mën nañu xaw a kii Ouattara. mais am na foo xamante ne aussi il faut nga xaw a applaudir Ouattara. ci fan. moom mi def 3e mandat. très bien parce que réew day toll foo xamante ne parce que ñun xam nañu exactement Côte d'Ivoire fi muy jógee man dem koy wax souvent à mes collègues Côte d'Ivoire fi mu nekk nii boo su fekkoonte ne l'autre là kii Alassane Ouattara retiré wu na pàccaxoo lay doon. ah bon pàccaxoo bu rëy lay doon te bu boobaa mën na bousculer waat pays bi ci ay yeneen problème parce que ay bopp yu bees ñooy taxaw te bopp yooyu du ñu comprendre exactement situation politique Côte d'Ivoire xam nga politique Côte d'Ivoire lenn moo ci am il suffit que nga def benn kii rek li fi xawoon explosé waat parce que bu ñu jógee ci guerre laa leen ne gis nga boo defulee attention Côte d'Ivoire bii guerre bi fi xew nii def fa ay ravages yu bare day ñëwaat parce que pourquoi premièrement
ñaari cas yi rey nañu le chef rebelle Ibé xam nga moom moo nekkoon moo yoroon rebelle yi c'était le chef. waaw parce que Guillaume Soro bi nekkul woon chef. ah bon non Guillaume Soro il n'a jamais été chef. kan moo doon chef bi. Ibrahima Koulibaly. ah bon waaw moo nekkoon chef bi wante Guillaume Soro dafa demoon jàngi bu mu demee jàngi lu mu jaase bu mu doon wut mu échoué su la ñëwee ci Alassane ci Ibé c'est-à-dire Ibrahima Koulibaly léegi nekk man wax dëgg ci li ma nekkoon gisatuma suñu bopp grand frère daal dama bëggoon nekk si ginnaaw ñu liggéey. ah bon waaw kii nekk comme man Ibrahima Koulibaly nekk comme man journaliste yi ñu may woo à tout moment te amu jot bi nga xamante ne tout moment dama leen di mën a jël c'est que fekk da ngay ñëw nga occupé ma côté information voilà nga leen nga mën a liggéey loolu moo ko yóbbu ci biir rébellion bi c'est que fekk Ibrahima Koulibaly boobu nag après bu ñu amee lu ñu am lañ ko rey. ah bon waaw si lañ ko rey. ñoom ñoo ko exécuté parce que ñoom moom dafa am lu mu taxawu. def leen néewal. képp koo xamante ne rek nekkoon na rebelle di xeex ci terrain bi doon sol tenue. dama bëgg ñëpp ñu jël leen dugal leen ci armée bi. plus man là même wax na ko sax je négocie même pas il n'y aura pas de négociation loolu moom lu mu war a am. waaw foofu ak yeneen yu bari yoo xamante ne yooyu duñ ci mën a kii peut-être temps bi ñu ko mayee dinañ ci suux mais buñ kiiwul voilà loolu lañ ko merale après yaakaar ndax parce que ce qui existait entre moom ak général Guèye. ah bon waaw kii Ibrahima Koulibaly ak général Guèye. jote woon nañu. Loolu moo gën a indi assassinat loolu la général Guèye. Guèye moom la njëkk a assassiné. très bien. c'est que nag loolu Alassane Ouattara tiit dafa bëgg a jëlaat la même chose. parce que Guillaume Soro. après daf ko war. ni mu ko waree woon ak Gbagbo la ko wareewaatee ak Alassane Ouattara. ñu ngi yaakaar ne Alassane moo war Guillaume. déedéet Guillaume Soro moo non Alassane loolu après la. mais Ibrahima Koulibaly. moom la Guillaume Soro war. Ibrahima Koulibaly c'était le chef rebelle. war ko dem def lan. war ko dem premièrement. ci entre moom ak Gbagbo. la ko njëkk a waree. ci naka. parce que Gbagbo bi mu ñëwee. ne ko comme ñun ñu ngi def na négociation bi jàmm am na. léegi dama bëggoon nga envoyé ma des ministres. léegi nag ci la ko envoyé Guillaume Soro comme ministre de la télécommunication. pour mu yor information bi. léegi nag côté information après la ko Guillaume Soro nekkoon. bu mu demee nag lu mu yaakaaroon moom Ibé loolu la Guillaume Soro war a dox Guillaume Soro di doxe leneen bi si la jógee nekk premier ministre ci Gbagbo n'oublie pas il était premier ministre Gbagbo. Guillaume Soro. li ngay wax ni xaw xelu ñit ñi de Guillaume Soro nekkoon na premier ministre. après mu si la nekkoon na premier ministre ci kii. Guillaume Soro ma yaakaar ne Robert la woon boo xam ne. non radicaloon ci Gbagbo. non. dem na lu Affi sax. non Guillaume Soro. tout dernièrement boobu la bi ñu demee ba élection yi. problème am boobu la ko parce que bi muy doog a ñëw ministre de kii la nekkoon. ministre de l'information. foofu lañ ko tegoon. mais Ibrahima Koulibaly dem na ba wax man bi mu koy envoyé foofu. pour information mu teel ñu foofu kaas bu ñuy kaas moo taxoon ñu envoyé ko foofu. mais muy dem di toog ak Gbagbo di dem ak moom hôtel di ñu toog di naan champagne ñun du loolu moo taxoon ñun ñu yóbbu ko foofu. waaw léegi nag. foofu la commencé ñu am ay jafe-jafe. ñoom ñaar. ba mu demee nag ba Alassane Ouattara gagné. boobu la démissionné ci Gbagbo. dem fekk ci Alassane Ouattara ne que Gbagbo on l'a gagné. il suffit que nga mën a def 1 plus 1 égale à 2 nga xam ne yow yaa gagné à Gbagbo. c'est vrai que nag première année bi ma yor delloo naa la ma ne que il faut continuer ça. yaa ngi comprendre xam nga boobu problème ñëw na bu ñu demee nag ba mu toog nekk kii président assemblée nationale kii Alassane Ouattara léegi nag l'autre là
il était qui commune qui yoroon na armée bi encore qui le nom me viendra léegi nag ñoom ñaar ñu collectionné comme kii mu ngi indi problème to am na problème ba xewoon entre moom ak général Guèye ba ñu éliminer général Guèye loolu moo tax ñu éliminer Ibé te lu ñu éliminer Ibé boobu erreur bu rëy la loolu à côté beneen côté Gbagbo parce que dafa am ñaari nit yoo xamante ne bu ñu jógee ci guerre il faut nga fexe jéem a toog ak ñoom ngeen waxtaan parce que c'est des éléments clés boo leen rëyee mer bi day des foofu mooy ñan côté Gbagbo après ñi rey kii Mangolo Tokar Mangolo Tokar boobu moom moo jiitu woon armée Gbagbo bu ñu gañee dañ kaa nax ne que ñëwal duñ la def dara part duñ ciy génn fii ba Mangolo Tokar ñëw ñu tey que amul ay fan yu bari ñu ne rey nañ ko c'est que rek rey nañu clan Blé chef militaire clan Blé rey chef militaire clan bii loolu moo tax nag mu ne ba kii Alassane Ouattara dafa xam terrain bi bu baax gis nga bu rocceeku woon rek mel yu bëri yu nekk ci suuf ñii duñ leen mën a kii duñ leen mën a défendre te Guillaume Soro amoon na position bu baax de telle sorte que Guillaume Soro bu gañe woon tey bu boobaa ay mer yu bëree day ñëw te am na loo xamante ne ñu ngi ko koy jiiñ ci wàllu armement voilà loolu moom foofu daal applaudir naa foofu trop Alassane Ouattara. kon yow daal ànd nga ak Ouattara ci 3e mandat bi mu def. waaw parce que xam nga lan moo tax. dafa bëgg a garder. sécurité dëkk bi. stabilité réew mi. ba defar boppam. xoolaat nu muy kii parce que instant bi mu war a delloo ci ginnaaw bu delloo woon ci ginnaaw rek. comme ni ma ko waxee ko départ pàcc foofu lay doon. kon voilà tamit responsable lay doon ci. mais loolu est-ce que seet nga ko ci Sénégal Macky Sall demee ba. loolu dañ koy remplacer ak nuuti sa encore ak dialogue politique bi. dialogue politique bi. moom moo préparé lépp. parce que dialogue bayiwul dara lépp lu baax rek. waxtaan nañu dégg naa 27 points d'accord nañ ci ba mu des 2 points. waaw mais point 27 points yi yëpp. ak yu ñu d'accord ak yu ñu d'accordul xam nga man nekk moon ci dialogue bi am na yoo xamante ne yu ñu d'accord man xaw ma ko yu ñu d'accord man xaw ma ko parce que nekk moon ci dialogue politique bi. ñu ñaar lañ d'accordul statut chef de l'opposition ak ki nekk président da ngay renoncer wu ci sa parti. waaw lañ d'accord yi ci des d'accord nañ ci. bon waaw chef de l'opposition. d'accord nañ si. mais nag à la fin. bon dafa am ay wax ay fii comme ñoo xamante ne daal buy taw buy naaj ñoom soxla wu ñu jàmm safaanal bi rek la ñuy wut. mooy ñii dina xam nga ku nekk xam na chef de l'opposition tey. jamono yooyu. xamoon nañ ne. jamono nañu Idriss Seck la. ki jël 2e. parce que moo ko war a def. mais ñoom nanguwul woon loolu. nanguwuñ ko. mooy d'accord gun. foofu la problème bi ñëwee nag. léegi lan ngay tëjee ci côté politique bi ak kii ñu ñëwaat ci deuxième partie. looy tëjee foofu. foofu maa ngi gërëm di leen sant. vraiment question yi ngeen ma posé. question international géeju nga ci lu yaatu ah. xaw ma woon ne niveau international xam nga ci lu bari. surtout à Côte d'Ivoire ak. lu bari même Mali boobu boo ci suuxoon. dina am mais nag comme le temps ne nous permet pas. voilà man nañu yemagul foofu. li may tëjee daal mooy di leen gërëm di leen sant. vraiment ci seen kii bi seen équipage bi. bi nga xamante ne vraiment rafetlu naa ko trop. to ñu ngi koy def. ak professionnalisme. avec professionnalisme voilà. looy wax xamle SNTV bi nga xamante ne entretien bi amoon nañ ko yow muy. lu yaatu. exact xam na TV. man toujours. moo tax buñ ma woowee ci interview rek. man damay yàkkamte sax ñëw. parce que niñ lay dalale. ak niñ lay ormale. loolu rek ak seen i équipage ak seen vraiment xarañte. moo tax heure buñ ma woo rek. damay teew heure buñ ma woo. aw ma ci caaxaan. macha allah voilà.
jërëjëf Malick Sène di responsable responsable Rewmi bu Ndiaganiao waaye nekk it coordonnateur bu Ndiaganiao waaye nekk it cadre Sonatel moom lañ dalaloon tey fii encore ci Xamle SN TV kon ñu ñëw ak yéen ci deuxième partie bi incha allah jaa ngeen jëf.